مودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فرضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يرث الله الأرض وبعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers fidèles, dans le hadith parlant des 4 questions auxquelles l'homme répondra avant de bouger le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a cité wa min ilmihi mada amila bih, c'est-à-dire qu'on va lui interroger à propos de sa connaissance, est-ce qu'il l'a mis en pratique. Dans le verset parlant des Juifs et de tous ceux qui ont leur attitude dans la non-mise en pratique de la connaissance, Allah dit مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de ceux à qui on a donné la responsabilité de mettre en pratique la Taurate alors qu'ils ne l'ont pas fait, c'est l'exemple, ce sont des ânes qui sont en train de porter des livres. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Allah les a comparés à l'âne car c'est le plus sot des animaux. Et les Arabes le citent pour montrer le summum de l'ignorance en disant adallu min himari ahli, qu'un tel est plus égaré que l'âne de sa famille. De là, on voit donc un danger de ne pas mettre en pratique ce que l'on a appris de bien. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, la majeure partie des problèmes que nous vivons et que nous vivrons émanent du refus de mettre en pratique ce que l'on a appris, même si l'on sait que des peines et des sanctions s'en suivront. Dans ce bas monde, le problème est que certaines sanctions ne seront pas appliquées selon tes relations, alors que tel ne sera pas le cas dans l'au-delà. Prenons des exemples de notre vécu quotidien pour mieux comprendre cela. Ces temps-ci, les accidents de la route sont nombreux. Mettons de côté le fameux destin et la responsabilité peut-être des gouvernants en ce qui concerne la qualité et l'étroitesse des routes et autres. Et demandons-nous, le chauffeur qui a brûlé le feu rouge, ne savait-il pas que ceci est interdit et dangereux? N'a-t-il pas appris cela en code? Celui aussi qui double en 3e position de même. Oui, sera la réponse. Mais le problème c'est qu'il n'a pas mis en pratique ce qu'il avait appris. Comme le disait l'autre, alimna fama amilna. Nous connaissons, mais nous ne mettons pas en pratique. L'agent qui a contrôlé une voiture et a vu qu'il lui manquait peut-être des feux, mais il lui a laissé passer moyennant une somme d'argent. N'avait-il pas appris que ceci est grave et que cela pouvait être source d'accident? Affirmatif, sera la réponse. Malheureusement, il n'a pas mis en pratique ce qu'il connaissait. Dans le domaine de l'administration, on nous parle de corruption, de surfacturation et autres. Les auteurs de ces actes qui affaissent l'économie de notre pays et approvissent de nobles personnes, n'étaient-ils pas au courant de ces dangers et de leurs punitions? Si, car ils sont les produits de grandes écoles où le droit occupe une place non négligeable de leur enseignement. Cependant, comme disait l'autre, alimna fama amilna. Nous avons appris, mais nous n'avons pas mis en pratique. Dans le domaine éducatif, lors des examens et concours, on est souvent confronté aux fraudes de la part des candidats. Ceux qui sont allés chercher le sujet moyennant une somme, de même que les candidats fraudeurs, n'étaient-ils pas informés de l'illégalité et de la gravité de leurs actes si, malgré cela, ils n'ont pas mis leur connaissance en pratique? Et ainsi de suite, dans tous les domaines de la vie mondaine. On connaît sans mettre en pratique, mais s'il s'agit de nos propres droits, on est prêt à en découdre avec autrui, oubliant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Malheur à ceux qui, lorsqu'ils doivent peser pour les gens, ils ne font pas cela comme il le faut. Mais quand il s'agit de leurs droits, ils demandent tout comme il se doit. Sur le plan religieux, cela nous arrive aussi. On apprend beaucoup de choses sans les mettre en pratique, alors que cela est un des caractéristiques des Juifs. On récite au moins 17 fois la sourate Fatiha dans laquelle est venu Ghayril Maghdubi alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de nous mettre parmi les gens
contre lesquels il est courroucé. Ibn Abbas radiallahu anhuma disait que ce sont les juifs car ils connaissent sans pratiquer. C'est ainsi que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi disait لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. Si la connaissance sans la pratique était profitable, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas tout simplement maudire les gens ou bien les savants des gens du livre. De même, si l'œuvre avait un profit sans être sincère, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas aussi maudire ce qu'on appelle les hypocrites. Insistant dans ce sens, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu disait ta'allamu ma shi'tum falan yanfa'akum Allah bil ilmi hatta ta'malu. Il disait connaissez ce que vous voulez, mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous fera pas profiter de cette science si vous ne la mettez pas en pratique. Combien de choses connaissons-nous en religion sans les mettre en pratique, alors que nous savons que cela peut nous ouvrir les portes du paradis? N'avons-nous pas appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la lecture d'une seule lettre du Coran équivaut à 10 bienfaits? Alors, avec par exemple la sourate Al-Kawsara, qui aura 47 lettres, soit 470 bienfaits, sans compter la Basmala. Combien de lettres de Coran lisons-nous par jour? Ne savions-nous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque récite la sourate Ikhlas, la sourate Falaq et la sourate Nas 3 fois matin et soir, cela lui suffit amplement comme protection. Pourquoi donc nous ruer chez les charlatans et les devins? N'avons-nous pas comme information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé Abu Hurairah radiyallahu anhu planter des arbres comme les nouveaux gouvernants l'ont fait le mois passé? Nous les en félicitons, mais il lui dit Ala adulluka ala ghirasin huwa khayrun min dhalik min hadha taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yughrathu laka bi kulli kalimatin minha shajaratan fil jannah. Trouvant Abu Hurairah radiyallahu anhu en train de planter des arbres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit je vais te donner quelque chose de plus profitable, Abu Hurairah, qui est meilleur. Il lui dit quand tu diras subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, avec chacune de ces paroles on te plante un arbre au paradis. Combien de plantes donc perdons-nous par jour, et en contrepartie nous récoltons des péchés? Comme le disait l'autre, alimna fama amilna. Nous mangeons de la subsistance d'Allah sans être reconnaissants, alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri halin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Il disait que celui qui, après avoir mangé, a dit alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa, il dit celui-là Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. La question est de savoir qui remercions-nous après avoir consommé tous les bienfaits d'Allah. Les femmes ne savent-elles pas que couvrir leur corps est une obligation religieuse? Car Allah a dit Ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. La réponse est affirmative, mais elles ne répondent pas à ces actes. La liste n'est pas exhaustive, chers fidèles. Essayons donc de mettre en œuvre ce que nous apprenons de bien, aussi minime soit-il. Et sachons que si dans ce bas monde les conséquences ne sont pas très visibles et qu'on a la chance de se rattraper, tel ne sera pas le cas pour l'au-delà. Allah nous montre comment les gens regretteront le jour dernier. À propos de celui qui agonise, Allah dit Hatta idha jaa ahadakumul mawtu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Vous êtes ainsi insouciants en ne rien faire jusqu'à ce que l'ange de la mort arrive devant quelqu'un d'entre vous. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ô Seigneur, donne-moi le temps de repartir pour faire un bon acte. Alors que c'est trop tard. Allah dit aussi wa anfiqu mimma razaqnakum. Donnez de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé min qabli an ya'ti ahadakumul maut, avant que la mort ne vienne à quelqu'un d'entre vous.
fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Il dira, oh Allah, si tu veux me donner un temps proche, fa asaddaq, pour que je fasse une aumône, wa akun min as-salihin, et que je sois parmi les bienfaisants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce regret est tardif, il n'aura aucun sens devant Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. mbokk yi gannaaw sant borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla te mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye loolu yëpp nekk loo xam dafay tënku ci loo xam ne moom mooy sunna yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen moytandiku loolu lépp loo xam ne mooy bidaa mooy loo xam ne dañ ko sos ci diine ndax loolu kat yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ak réer la ak sànkute la goo xam ne borom bu ko bàyyiwul mën na ko tàbbal safara yal na ci yàlla musal. mbokk yi ci yàlla yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am xadiis boo xam ne daf ko doon wax mu wax ne nit ki yawmul qiyaam du seqi benn jéego teg ci benn jéego lu dul ne dana tontu ci lu mat ñeent ci laaj mu bokk ci yàlla laaj yooyu mooy ne daañu ko laaj xam-xamam ba mu xam ana lan la ci jëfe ci benn aaya yàlla subhanahu wa taala di wax ñi nga xam ne ñoom ñooy juif yi ak ñëpp ñoo xam ne yaa ngi am lu mel ni seeni jikko ci wàllu ñàkk jëfandikoo wala ñàkk appliqué la la yàlla wax yàlla mu ngi naan mathalu alladina xammilu tawra ña nga xam ne misaalu ña nga xam ne de dañu gàll seen kaw la xam ne moom mooy tawraat pour ñu jéem ko taxawal jëf ko mu ne summa lam yaxmiluha fekk nag ñoom lañ leen ci diggal defuñu ko mu ne ka mathalil ximaar yaxmilu asfara mi ngi mel ni ab mbaam boo xam ne rek dañ ko sëf ay téere Ibn Rajab di wax mu ne la tax yàlla subhanahu wa taala nuru na leen ak mbaam mooy ne dañu gis ne ci arab dañ jàppoon ne mbaam de moo nekk loo xam ne mala ba nga xam ne moo gën a ñàkk xel mala ba nga xam ne arab bi ñu la bëggoon xas ci wàllu réer dañ naan yow de yaa gën a sànku sax mbaam ba nga xam ne moo nekk ci sa biir kër ci loolu kon nga gis ne la ci lan lay wane aaya boobu mooy gravité ba nga xam ne am na ko nit ki xam dara te bañ ko jëf ci àdduna bi ñuy dund ak it yawmal qiyaam buñ fa dem lépp loo xam ne ñun nar nañu dal ci ay problème fii ak fële la ko indi mooy lan mooy ñàkk jëfe loo xam ne moom lañ jàng te fekk na xam nañ sax lépp loo xam ne moo ci aju ci ay daan ci àdduna bi lu ëpp ci lu ñuy dund wala ñu bari lan moo tax li ñu jëf li ñu jàng duñ ko jëfe mooy ne jàpp nañ ne mën nañ tooñ suñu paree lépp keneen rek la ko muy seen xarit waaye nag ñu fàttali ko ne yawmal qiyaam loolu du mën a am boo bëggee xam danger jàng dara pare ñàkk ko jëfe rek nañ jël ay misaal ci wàllu àdduna jëlaat ay misaal ci loo xam ne moom mooy jàngale yu ñu sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci te fi ñuy taxaw rawatina suñu dëkk fan yii bés bu nekk nga dégg ñu ne accident yi bëri na accident yi bëri na ku nekk nag di wax ne lii moo tax lii moo tax nañ teg fële ne ndogal yàlla nangu nañ la am yàlla subhanahu wa taala dana dogal waaye ñu bàyyi loolu woo sax ñu bàyyi la nga xam ne dañ naan tali bi moo baaxul ak yu ni mel ñu xool ñey dawal chauffeur ba nga xam dafay dawal gis feu rouge romb ko moom xanaa xamutoon ne lii fële boo xam ne bu ko romb dafa war taxaw bu gis dafa war taxaw axankay tonti mooy déedéet mooy waaw xamoon nañ bu gis dafa taxaw ndax jàng na kot te loolu jàngal nañ ko wala chauffeur ba nga xam day double li ñu tuddee troisième position dajale ñaar ba ñetti oto bëgg leen romb te xam ne yow sa kanam kat daanaka leerut loolu mooy xam nga ne loolu baaxut waaye lan moo tax jëfewu ko mooy jàpp nga ne mën nga ci rëcc wala kenn du la jàpp loolu tax ay accident yu bëri mën na am ni ki noonu nga xool ki ñu teg ci tali bi mu waral contrôler oto yi léeg-léeg mu romb oto boo xam na ne oto bii di am na lu ko manqué jëlal ci wàllu guddi masalan gis na ne oto bii ñaari faar la war a am waaye daanaka benn rek mooy tàkk waaye ànd ak loolu am na lu ñu ko buux jox ko mu def ci poche am bàyyi oto boobu mu dem te xam na loolu kat mën na doon sabab boo xam ne accident da koy dukkee moom xamoon na ko tontu bi mooy naam xamoon na ne lii kat mën na indi ab jëyya waaye lan la def la mu jàngoon ba xam ko moom la jëfewul moo tax jëyi bu amee loolu dañ gis ne la ko de indi moom ci sabab bi la ci wàllu administration da ngay gis léeg-léeg ñu ne ah fii de am na koo xam ne dañ ko corrompre wala ñu ne kii de këpp na kees
wala ñu ne kii de lam mu jëndoon ci ñaar dërëm wax na ne mu ngi ko jëndee ci téeméer ñay def loolu xam nañ ne la ñu def baaxut ñay def loolu xam nañ ne la ñuy def day yàq économie dëkk bi waaye xam nañ dañuy yàqal ñeneen ñoo xam ne ñi ngi liggéey ñooñu xamuñu ko woon tontu mooy xamoon nañ ko ndax ñu si ëpp si ñoom ci école yi gën a mag lañ leen di formé ci dëkk bi te école yooyu bokkañ ci seen i programme ñu xam bu baax liy yoon lii mooy li gën lii mooy li xam ne mooy gënul lii la ñu war def ànd ak loolu ñoom bu ñu ñëwee ba commencé toog di liggéey lan lañ def la ñu jàngoon yëpp ñu gannaawal ko bañ ko jëfee nekk ñoo xam ne day doon sabab ci noo xam ne moom mooy jëy yi am ci wàllu xaalis boo duggee noonu nit ci wàllu njàng ak njàngale loolu bari na ci lool examen buy jot wala ay concours léeg-léeg da ngay dégg ñu ne fuite am na wala diw amoon na yu ni mel ka nga xam ne mooy dem di uti fuite ba ak ka koy jox ak moom ka mu koy jaayi ñoom ñëpp xamoon nañ ne loolu nekk na loo xam ne baaxut ndax xam nañ ne benn ku ci am sa diplôme boo mooy diplôme boobu du la jëriñ ndax boo mooy di nga lor ay nit waaye tamit xamoon nañ ne nekkuñ ci même pied par rapport ak yeneen candidats yi ànd ak loolu ñoom ñu continuer def loolu jural leen lan imma ñu jàpp leen wala ñu nekk koo xam ne dañuy jàll suñu pare nekk ñoo xam ne dañuy yàqal dëkk bi la ko waral mooy lan gannaawal la ñu jàngoon ci xam-xam jëfe leneen loo xam ne daf leen di neex bu la neexee ci wàllu àdduna bi lépp luy problème rek nga tege ko nii résultat bi mooy loolu fàttekat la yàlla waxoon yàlla dafa waxoon mu ne moom de dana mbugal ñoo xam ne ay wàññikat lañ bi maanaa koo xam ne yow boo waree nattal keneen te bu ñu nee nattal jaay rek liggéey ngi ci yëpp boo waree nattal keneen la nga koy nattal day manqué waaye bu ñu la waree nattal da nga naan lañ leen nattal na mat sëkk wala sax léegi mu ëpp yàlla mu ne loolu de moom ñooñu da leen di xaare ci mbëggal bu tar yal nañ ci yàlla musal ci wàllu diine boo ko jëlaatee loolu dañuy daf ñuy dab ñun ñëpp xam nañ ne la nga xam ne mooy jëfe la nga jàng moom la alquran bëgg ba xam ne da ngay jàng alquran yow lay tudd sootul fatiha nga koy tari bés bu nekk bu fekkee julli nga juróomi julli yëpp defoo benn naafila tari nga fatiha 17 fois te saay booy tari fatiha di nga ci jàng yàlla naan gayril maghdubi alayhim yaa ngi naan yàlla mu musal ci yoon ñi nga xam ne da nga leen mere ibnu abbas radiallahu anhuma xibrul umma mu ne ñooñu muy juif yi mu ne lan moo tax yàlla mere leen mu ne ñoom dañu jàng ba pare duñ jëfe moo taxoon ibnul qayyim rahmatullah alayhi mu doon wax mu ne xamal leen na bu fekkonte ne xam-xam dana am njëriñ te àndul ak jëf mu ne kon de yàlla subhanahu wa taala du ŋàññ ñi nga xam ne ñooy kàngaamuy borom xam-xam yi nekk ko ci ahlul kitab mooy juif ak chrétien yi waaye tamit mu ne bu fekkonte ne jëf dana am njëriñ te fekk àndul ak yéene bu sell mu ne kon yàlla subhanahu wa taala du ŋàññ nga xam ne mooy naafeq yi kon loolu da nga ciy dégg ñaar mooy yow xam-xam bi nga jëf am jëfe ko waaye boo koy jëfe na nekk loo xam ne lu sell bu ko defee yàlla nangul la ko yàlla nañu may loolu ibna Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu muy wax lu mel noonu mu doon wax naan nit ñi taallamu ma shi'tum mu ne lu leen neex jàng leen ko ci wàllu xam-xam rawatina ci wàllu xam-xam diine waaye nag xam leen ne mu ne yàlla du leen def ngeen jëriñu ci xam-xam googu nu dul ne ngeen jëfe loolu noonu ci ñun ñu toog ñun ñëpp ana ñaata mbir la ñu xam ci wàllu diine yoo xam ne bés nag dañu xam ne lii kat mën nañoo jiw ay tiyaaba waaye ñu nekk ñoo xam ne dañ koy sànq jëlal ay misaal bu njëkk mooy alquran bi di téere borom bi subhanahu wa taala ñu bari ci ñun jàng nañ ne yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku si jàng benn araf yàlla fay la fukk mu ne waxuma alif laam miim xarfa la waaye alif benn la laam benn la miim benn la kon boo ne alif laam miim am nga 30 xarf am nga 30 tiyaaba boon xoolal loolu jëlal saar bu gàtt mel sootul kawsara nga génn bismillahi rahmaani rahim bi boo ko compté mën nga ci am 47 xaraf kon ci benn temps bu gàtt même pas une minute mën nga am 470 ci ay tiyaaba est-ce que ñu ngi koy def déedéet lu bari si ñun boo moytul lu dul ko ci yàlla yëram da nga toog benn ñaar ba ñetti fan teer alquran bi sax doo ko tijji xanaa ñun jànguñu ne yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu ne bu fekkente ne bëgg nga lu la aar mu ne xëyal boo xëyee suba teel julli ba pare nee na jàngal sootul ixlaas mooy qul huwallahu ahad ba mu jeex ñetti yoon jàng sootul falax ñetti yoon jàng sootul naas ñetti yoon mu ne loolu de boo ko defee suba def ko ngoon yàlla subhanahu wa taala dana la aar sàmm la loolu boo ko xamoon ana lan moo tax ngay xëy di dem ci njabarkat bi dem di xëy di takk ay xaaw ak yu mel noonu naan pour lii protéger ma loolu la ko waral mooy lan la nga jàng moom nga jëfewul niki noonu ñun ñëpp xam nañ ne jëf lu baax lu mel ni saxal garab jëmbat garab dafa baax lool comme ni ko suñu gouvernant yi defe woon ci weeru weesu yàlla na yàlla subhanahu wa taala jàppale leen ci loolu
Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne bés moom dafa nekkoon di jëfe hadis yoon sallallahu alayhi wasallam di jëmbat garab yoon sallallahu alayhi wasallam mu ne ko Abu Hurayra xanaa doo ñëw ma wax la loo xam ne daanaka moo gën lii fuuf tere ko waaye daf ko ne kaay ma jox tamit leneen loo ci dolli mu ne ko boo xëyee wala waxtu wala neex nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar saay boo waxee benn ci baat yooyu rek xamal ne ñu ngi lay saxalal benn garab ci nax ne moom mooy aljanna kon nga xool ñaata garab lañ ñàkk ñun ci biir aljanna fekk na kat mën nañ ko am ci lan ci temps bu gàtt waaye loolu moom muy tul duñ ko jëfe suñu làmmiñ li ëpp liñ ciy indi mooy lan loo xam ne daf ñuy jural ay bàkkaar ak i boo sóor yoon sallallahu alayhi wasallam ba léegi muy wax nga xam ci la nga xam ne moom mooy sant yàlla subhanahu wa taala ci xewal yi mu la defal mu ne képp koo xam ne lekk nga ba pare nga ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma jox li nga xam ne moom laa lekk nii te fekk man aw ma ci benn doole aw ma ci benn pexe mu ne ku wax loolu alhamdulillahi alladi at'amani haza wa razaqanihi min gayri hawlin minni wala quwwa mu ne boo lekkee pare nga wax loolu mu ne loolu de day tax yaa subhanahu wa taala faral la sa bàkkaar yi nga xam ne moom moo jiitu yëpp waaye la ngay laajte mooy yow muy man di yow képp koo xam ne si ñun jëfandikoo nga xéewal yàlla yi ba pare kan ngay sant ndax borom bi subhanahu wa taala mi bind moom ngay sant wala keneen ngay sant loolu yaa ci toon sa bopp nañu dellu ci leen jàngale jigéen ñi xanaa jàng ñu woon ne kat yàlla subhanahu wa taala dafa digal yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu digal njabootam muy ay soxnaam ay doomam ak képp koo xam ne jigéen jullin nga muur sa yaram ba mu daj loolu ñu bëri si ñoom jàng nañ ko ana ñaata ñoo koy jëfe ci dëkk boo xam ne nee nañ 97% de musulmans boo jëleen jigéen ñëpp ñoom ñuy 100% matalan est-ce que am na 50% ci ñoom ñoo xam ne ñu ngi jëfe loolu tontu mooy déedéet te boo leen ko laajoon dañ lay wax ne carrément ne xam nañ ne lii de moo nekk li war xam nañ ne lii moo nekk li war waaye dañ ko nekkul loo xam ne jëfewuñu ko mooy li waa ji waxoon alim naa xam nañ fama amil naa waaye jëfewuñu boo ko doon toppit noonu dana bari lool ci ay mbir yoo xam ne ñu ngi koy def wala ñu ngi koy ñàkk def te mënoon nañoo jural caaba yi bari kon mbokk yi ñun ñëpp si ñun kenn ku nekk si ñun na jàpp ci xelam ne lépp loo xam ne am na ci ay jëf yu baax lu mu tuuti tuuti bu mu ko xeeb ndax loolu mën na ko indil mbir yoo xam ne yu bari la te ñu xam ne ci àdduna bii de bu fekkente ne yow la nga jàng te jëfewoo ko bu fekkente ne ci àdduna bii la nga jàng te jëfewoo ko mën nga ci rëcc ndax xalaat nga ne kat amaat na mën nañ la jàppale défendre la wala sax am nga chance mën nga tuub dellu ci ginnaaw ñëwaat defaat loolu xamal ne kat loolu yawmul qiyaam du nekk loo xam ne moom mooy am ndax yàlla subhanahu wa taala wax na ne yawmul qiyaam xatta sax ñu dugg àjjana dañuy rëccu waxuma la ak ñi nga xam ne nag dugguñu aljanna mu ne di ngeen gis nit ñi toog nekk ci ay mboosóor di bañ a def dara mu ne xatta ida jaa ahadahumul mawt ba jeg dee dikkal kenn si ñoom lan lay wax qaala rabbi irji'uun da ngay ko xam ne day dem ba sukuraat yaa neen lii nekk ci xelam mooy leen rabbi irji'uun yow borom bi delloo ma ci àdduna bi loo fay def mu ne amalu salihan fii ma tarakt ndax ma mën a jëf ju baax donte benn la ci nga xam ne moom la bàyyi si gannaaw yàlla subhanahu wa taala mu ko déedéet kalla déedéet dafa nekk baat boo xam ne yaa ngi koy wax ndax diggante bi nga toll moom ak àdduna jeex na am na barrage bi fa nekk muy lan barzak borom subhanahu wa taala mu wax mu ne wa anfiqu joxe leen mimma razaqnaakum ci li nga xam ne moom laa leen wërsëgal min qabli an yaati ahadakumul mawtu balaa kenn ci yéen dee di ko dikkal lan lay wax fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qarib bu ko defee mu naan ay borom bi aka neexoon rek nga bàyyi ma tuuti nga may ma tuuti rek ma dundal bu gàtt ajalin qarib mooy temps bu délai bu tuuti rek lan laa fay def mu ne fa asaddaqa su ko defee ma mën fa saraxe wa akum min as-salihin ba pare bokk ci nga xam ne moom mooy waay yu baax yi gis nga kon kii lan la def la ko indi mooy dafay rëccu lan lay rëccu mooy loo xam ne xamoon na ko dem ba ñàkk koo def waaye day dikkal ko mu nekk koo xam ne loolu daf koy rëccu te du ko amal njëriñ kon bokki ci yàlla ku nekk si ñun na xalaataat loo xam ne xam na ko lu baax loo xam ne xam na ko yiw mu ciy jéem a góorgóorlu di ko def donte sax dafa tuuti ndax yoon sallallahu alayhi wasallam waxoon mu ne li gën ci mbir yi mooy li sax donte dafa tuuti su ko defee yow li nga jàng nga jëfe ko su ko defee yawmal qiyaam boo taxawee yàlla subhanahu wa taala ne la sa xam-xam bi nga amoon loo jëfe nga mën ko ni lii laa si jëfe loolu nekk loo xam day nekk lay boo duggee ci àjjana ñuy fàttaliku bés bu nekk tamit di ñaan mbokk yi
fu ñu toll ñuy ñaanal suñu mbokk palestiniens ñu nekk foofa ak Gaza dund boo xam ne metti nañ ko ñu ngi koy dund ba léegi yow boo nekkee si jàmm dee leen ñaanal bés bu nekk bu fekkee mënoo fa def dara ndax kat ñu ngi dund loo xam ne lu metti la te dañu mel ni adduna bi ci boppam de façon générale waaye jullit de façon plus particulière dañu noppi seetaan loolu te loolu war woon nekk loo xam ne moom mooy li am allahumma habbil lana iman wa zaynu fi qulubina wa karina al-kufra wal-fusuq waj'alna min ar-rashidin وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وانصر إخواننا المجاهدين في غزة قم يا صادقكم يرحمكم الله